yi nga xamante ne bii yéen a ngi ñuy topp ci Ami VIP TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog suñu mbokk internet yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp bu baax a baax ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam tey nag ñu am invité ku ñuy wax Diomaye Dioum di yëngu ci li nga xamante ne bii mooy wàllu politique ci kanam tuuti bu nuyoo ba noppi di ngeen gën a xam kan mooy Diomaye wante balaa boobu rek du ma def rek lu dul bàyyi ko mu nuyoo ak yéen salaamaaleykum Diomaye. maaleykum salaam Mbaye Babacar donc maa ngi lay nuyu di kontaan trop di bokk ak yow émission bi nga xamee ni ñu ngi koy def ci VIP TV Ami te suñu jeune frère di ci def liggéey bu am solo di profito ci occasion bi di nuyu askanu njaareem yépp di ci jiital suñu kilifa diine yi teg ci suñu kilifa aada yi di nuyu les autorités administratives le préfet du département di nuyu également les autorités locales di ci jiital le maire Malick Fall ak askanu njaareem yépp rek ñu ngi leen di nuyu ak képp koo xamee ne rek da nga bokk ci mouvement bi ñuy wax ànd defar dëkk bi te mu bokk ci coalition bu ñuy wax gox yu bees jërëjëf. jërëjëf Diomaye yaakaar naa nuyoo bi am na solo boo ñu doon wax kan mooy Diomaye sa présentation pour ñi nga xamante ni bii ñi ngi ñuy seetaan te xamuñu Diomaye mooy kan. jërëjëf Babacar donc Diomaye Mamadou Dioum la tudd ñu gën ko xam ci Diomaye noonu la nit ñi gën a siiw donc ci état civil am donc Mamadou Dioum la donc mais nit ñi Diomaye lañ gën a xam wala Diomaye bu mu ci wax rek daanaka dañ koy wuyu alors ndaw lañ boo xam ni njaareem lañ dëkk ci route de Bambey donc ci askan bu ñuy wax askanu ñeeño donc yàlla dogal ñu juddoo fi màgge fi yaroo fi donc jànge fi donc ba egg ci benn niveau ñu dem ci également formation ci benn école bu ñuy wax SNEPS centre national de l'éducation populaire sportive génn fa ak benn lijaasa bu ñu may ñu nekk maître d'éducation physique et sportive nekk donc di jàngale ci benn collège bu nga xamee ni mooy nekk CM Médinatoul ginnaaw bu nga xamee ni jaar nañ Mbàkke ci benn collège bu ñuy wax CM Gaynde Fatma ba yàlla tax ñu dellusiwaat ci njaareem en tout cas di fi liggéeyee ci loolu mooy suñu wàllu cadre fi nga xamee ni mooy suñu cursus scolaire ak suñu activité professionnelle mais balaa boobu quand même yàlla dimbali nañu ñu teel a dugg ci li nga xamee ni mooy le mouvement associatif ñu nekkee ndaw d'abord di tàggatu ci discipline bu ñuy wax athlétisme donc nekk ci école de sport yi di ci yëngu ba à un certain moment peut-être ñu nekk dirigeant di encadrer peut-être des jeunes dans le mouvement associatif d'abord l'athlétisme après puis on a entré dans le mouvement nawetaan donc di ci yëngu donc jàpp nañ ni aussi excellé nañ ci ba egg au niveau de l'ONCAV donc je pense que jóge nañ ci ASC bi di jaar ci zone jaar ci ODCAV jaar ci ORCAV ba egg à ce niveau national donc dans le mouvement associatif et dernièrement am na si benn structure bu ñu fi créé woon bu xam ne mi ngi dox sax donc di yëngu toujours ci nawetaan ñu di ko wax ONGAM ñu nekkoon fa donc premier vice-président donc chargé de la sécurité sur le plan national yàlla dogal aussi on a jugé nécessaire en tout cas de laisser la place aux jeunes ñu continuer parce que jàpp nañ ni def nañ suñ temps ci li ñu waroon a def ci mouvement nawetaan dans le mouvement associatif aussi muy mouvement de jeunesse aussi nekk nañ ci doon yëngu également ci association yi ci mouvement afulaar yi mouvement bu mel ni par exemple éclaireur du Sénégal daan nañ fa yëngu yàlla tax na loolu sax ñu def ñu am na benn jamono donc 2008 ñu nekk président conseil départemental de la jeunesse jiite bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci biir département bi jóge nañ fi aussi dem nekk au niveau national nekk membre du comité exécutif du conseil national de la jeunesse du Sénégal bi nga xamee ni moo lëkkale bépp ndaw boo xamee ni yaa ngi ci biir Sénégal loolu aussi yàlla joxoon nañu fa ay cër ñu nekkoon fa un conseiller boo xam ne ñoo yoroon lépp loo xam ne mooy agenda national ak international doon yëngu également ci football ligue football nekk nañ fa vice-président nekk nañ fa membre comité exécutif nekk également vice-président ci li nga xam ne mooy ligue bu athlétisme jàpp nañ ni daal ci suñu wane présenter suñu bopp loolu mooy li nga xamee ni moom la ñuy doon def comme activité donc ñi ngi njaareem fi lañ juddoo fi lañ yaroo duñ ko génn suñ ko génnee rek mooy dañoo dem ay voyage moo xam bitim réew la wala ci biir réew mi waaye lu ñu am rek njaareem fi lañ nekk daal.
jaajëf Diomaye yaakaar naa présentation bi am na solo ñi nga xamante ni bii ñi ngi ñuy seetaan te xamuñu woon kan mooy Diomaye wax na leen moom mooy kan mais dañu gis jamono bii nga yëngu ci li nga xamante ne bii mooy wàllu politique bëgg a nekk maire de la commune de Diourbel en tant que jeune lan moo la poussé ba nga bëgg a nekk maire. waaw merci je pense que xam nga nit bu demee ba egg ci benn niveau. Dafay am ambition pour vraiment diriger parce que ambition pour diriger boobu nag xëyul xëy rek nekk suñ bopp ñu xëy rek ne non dañoo bëgg a nekk maire déedéet je pense que wax naa suñu expérience bi nga xam ni am nañ ko ci mouvement associatif je pense que expérience bu riche la te jàng nañ ci loo xamee ni kenn du ko jàngee ci école maanaam le mouvement associatif maanaam milieu la boo xamee ni boo fa ñëwee pour jàng je pense que amoo lenn looy envier qui que ce soit donc loolu def nañ ko. Sur le plan politique aussi ñu ngi doon yëngu donc on a commencé presque à faire de la politique en 2004 ku nekk déggoon na coow li nga xam ne moo fi amoon entre Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck donc sénégalais yu bëri jógoon nañ aussi doon jàppal tànk Idrissa Seck donc loolu moo ñu dugal ci politique ñu àndoon ak moom ba ni ñu créer réew mi parti réew mi donc ñu nekk ca donc di ca yëngu ak suñuy naataangoo di ca yëngu donc daanaka élection wu 2007 ak 2012 bu Idrissa Seck donc ñi ngi fi woon nekkoon fii njaareem di ci yëngu amoon ci ay responsabilité mais bi ñu demee ba 2017 donc dañu jàpp ni gis nañ beneen yoon boo xamee ni war nañ ko mën a tracer muy suñu yoonu bopp parce que ay ndaw lañ te avenir u dëkk bi ay ndaw la war a doon donc ci lañ ànd ak suñu yeneen naataangoo yoo xamee ni ay ndaw lañ ànd ci surtout ak l'honorable député monsieur Thierno Bocoum ñu créé benn mouvement bu ñuy wax Agir alliance générationnelle pour les intérêts de la République donc taxawal ko pour vraiment jëmmal suñu bopp ci Sénégal pour jëm li nga xam ne ni mooy moom la politique laaj ak politique de développement ak politique de rupture yi nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar ñu mën cee nekk donc mouvement boobu aussi ñu nekk fa ki nga xamee ni ñun ñoo le responsable national bi nga xamee ni moo yor élection ya foofu ci mouvement Agir dafa lañ nekk également jusqu'à présent di fa def politique donc bu ñu boolee daanaka suñu ñaari cursus yooyu nga xam ne def nañ ko sur le plan politique ak suñu conseil municipal bi nga xamee ni ñi ngi ci doon gëstu nekk ci mën naa wax ni def nañ ci fukki at depuis 2009 ba léegi ñi ngi ci conseil municipal lu Diourbel donc mën naa wax ni du ma wax fukki at mais def nañ ci fukki at ak ñaar alors fukki at ak ñaar yooyu ñu fa def nag demuñu fa woon rek toog di xoole demuñu fa woon rek toog di yëkkati bu ñu nee voté ñu yëkkati suñu loxo jël nañ le temps d'abord jàng kuréel gi lan mooy collectivité territoriale lan moo ko tax a jóg lan mooy liggéeyam fan lay jëlee xaalisam loolu aussi durant lañ fa nekk fexe nañ jàng ko fexe nañ aussi xam xaalis bi nga xamee ni moom la ab commune di doj nu mu koy séddalee ci wàllu fonctionnement ak wàllu investissement donc loolu yëpp aussi fukki at yi ñu fa nekk yëpp gëstu nañ ci am nañ également expérience su siège ci beaucoup commission yoo xamee ni ñi ngi doon liggéey ci lu jëm ci wàllu compétence su mairie bi boo jëlee lu mel ni la commission des marchés bi nga xamee ni mooy séddale marché bi suñu premier mandat bi ñu nekkee entre 2009 et 2014 ñi ngi fa doon siéger et yaakaar naa foofu aussi jàng nañ fa lu bëri ci marché yi nga xamee ni moom la commune bi di joxe nu ñu koy joxee ak transparence beeg ni mu war a jaar je pense que suñu partition joué nañ ko ci fi ñu ko war a joué ndax am nañu ci bari ñoo xam ne daanaka tey ci looloo tax ñu ràññee ñu ndax yaakaar naa def nañ ci ak jub ku nekk xam na ne commission des marchés dafa sensible mais yaakaar naa am nañ suñuy mbokk yu ñu jege yoo xam ne yaakaar nañ ñi bu ñu seetaanee émission bi dinañ xam lu ñuy wax ñëw nañ ci commission ba xooluñu ci mbokk xooluñ ci dara mais dañoo xool ni ñii kat remplir ñu critères yi ñu war leen a jox marché bi donc defuñu fa yëfi mbokk parce que bu doon yëfi mbokk la rek dañ naan suñu mbokk la nañ ko jàllale loolu également def nañ ko ci bi ñu nekkee commission des marchés ci loolu aussi entre 2009 et 2014 nekk nañ fi ci commission en tout cas domaniale maanaam bu ñu waxee commission domaniale mooy commission bi nga xam ni mooy saytu suuf si ni ñuy saytoo suuf si ci njaareem donc ñu teewaloon fa conseil municipal maanaam bu ñuy séddale kër yi jàpp nañ ni foofu aussi liggéey bu am solo def nañ ko fa et bu ñu bari nawee bu ñu bari jàppee c'est parce que taxawaay bu ñu taxawal askan wi la ci jëm ci suuf soosu ni ñu ko doon caxat-caxatee yaakaar naa déggoon nañ fi 2009 am na ñoo xamee ni fayoon nañ fi seen i juróomi junni mu nekk ay nit ñu bari nekkoon xaalis bu bari ñuy daw ci seen i parcelle mënuñu cee jot
ba yàlla dogalee ñu dugg ca commission yooyu noonu en tout cas défendre nañ en tout cas les intérêts de Diourbel fexe nañ ba moment yooyu nga xam ne nekkoon nañ fa en tout cas ñi ngi doon fexe ñu ñoŋal suufus Diourbel ci loolu aussi bañ ca génnee taxoon na aussi ñu taxawal benn collectif boo xam ne maa ko jiite woon te yaakaar naa collectif boobu mën nañu wax ni am nañ ci satisfaction parce que képp koo xam ne tey fayoon nga sa juróomi junni depuis 2008 tey yaa ngi ak sa kayitu kër ñenn ñi donc bu amee peut-être ñoo xamee ni am na ñu ci rëcc du ñàkk mais ñi ci ëpp jot nañ seen i kayit te yaakaar naa suñu combat la boo xamee ni je pense que combat bu ñu mëne la moo tax xëy na nit ñi dem ko parce que combat boobu demoon na ba tax ñu jël dossier bi yóbbu woon ko justice doon ko topp ba tax na am na fi ay chef de service yu bari yoo xam ne ni jaar nañ fi ci combat yooyu moo tax ñu relever leen ci seen i poste amaana sax am na ci ñoo xam ne sax xaw nañoo échappé prison dañoo yëkkati xaalis fay ko moo tax ñu bañ leen a jàpp donc loolu aussi ay combat la yoo xam ni combat la yoo xamee ni donc def nañ ko ci njaareem pour intérêt njaareem rek bi ñu nekkee ci conseil municipal bi donc loolu donc am na solo moo tax bu ñu boolee expérience yooyu yëpp ñu jàng ko def ci fukki at ak ñaar ak li nga xam ne mooy suñu expérience ci mouvement associatif bi ak boole ci aussi ba ñu jugee ci conseil municipal bi daf ñoo jox xel ak xalaat ñu dem yokkiwaat suñu xam-xam donc loolu tax na ñu delluwaat université Cheikh Anta Diop ci faculté des sciences juridiques et politiques donc di fa jàng lu ñuy wax yoon mooy droit ba ñu def option aussi dañoo jël option bi nga xamee ni mooy option droit public ku nekk xam na ni droit dafa am lu ñuy wax droit public ak droit privé droit privé moo jëm ci nit ñeek société yeeg yeneen yi mais droit public moom moo jëm ci kuréel yi nga xam ni moo laal kuréelu état lu mel ni état lu mel ni collectivité territoriale bi nga xam ni mooy laaj donc ñu jàng fa ba yàlla dogal ñu fa areeguñ sax ñi ngi continuer am na ay lijaasa yu ñu fa am au niveau de la licence donc di continuer nekk dem di donc di defi master ak yeneen i gëstu yoo xam ni ñi ngi koy def bu ñu boolee loolu lépp nag moo tax ñu ne jàpp nañ ñi jaadu nañ ñi am nañ en tout cas xam-xam am nañ expérience bu ñu permettre ñu taxaw yëkkati suñu loxo daal di nañu tàllal nag ñun ne wax dëgg yàlla soxla nañ mairie Njaareem ndax gis nañ ni nga xamee ni noonu lañ ko yoree xëy na ci biir waxtaan wi dinañ ci ñëwaat du yorin boo xamee ni mënoon na gën a ñoŋ parce que am na loo xam ne ñi ngi koy wax askan wi di ko teg ci loxoy askan wi parce que dafa leerul ci bopp askan wi moo tax ñu jàpp ni dañ naan diw de moo fi gën diw de jàmbaar la fekk suñu xooloon réalité yi wala ñu wax leen li ci biir dañ xam ne loolu kat wuute na ak li nga xam ni moom la ñuy jàpp loolu nag moo ñu dox moo en tout cas moo ñu permettre ñu jóg tàllal suñu loxo wóolu waa Njaareem amuñu xaalis boo xamee ni moom la nit ñi am et dañuy wax toujours li nga xam ni moom la ñu nit ñi ëppalee ci Njaareem mooy xëy na ndomba tànk yu ñu leen jox yu ñu leen nommé ñeneen ñi nga xam ne dañuy xëccu pour bëgg a diriger Njaareem ndomba tànk yu ñu leen jox yu leen état jox ci ndomba tànk yooyu xëy na moo leen jox yenn avantage yi moo leen jox yenn ressources yu tax ñu mën a nekk ci dëkk bi di def yenn action yi loolu rek lañ ñu ëppalee mais bu weesoo loolu amul leneen loo xamee ni maanaam ñi ngi koy envier ñooñu nga xam ne dañuy maanaam xëccoo dëkk bi gënuñ ñoo dëkk ci dëkk bi mairie bi ñuy yore ëpp ñu ci expérience ëpp ñu crédibilité ci dëkk bi parce que jàpp nañ ne defuñu lu bon defuñu ñu ñaaw defuñu lu fi loo xamee ni am na war nañoo mën a bañ a yëkkati suñu loxo gënuñ ñoo tamit populaire ci dëkk bi kon jàpp nañ ni buñ booree critères yooyu yëpp amul lenn loo xam ne ëppale nañ ñu ko ñoom donc kon dafay jaadu te aussi dañu bëgg a dem ci politique bu bees boo xamee ni il faut ñu changer dëkk bi il faut ñu commencer le développement par le bas. bala ñoo ñëw ci politique bu bees boobu su ma déggee sa Galandou wax sànq li nga fi wax yëpp par rapport ak expérience bi nga xamante ne bii dund nga ko ci biir mairie bi da nga gis ne mairie bi loxo yi ko yor setul. waaw loolu mën nañ ko wax tey boo jàppee Njaareem tey boo doon wër Njaareem tey di wax naan la maire. dañ naan la woow maire bi fi nekk jàmbaar la loolu lañ lay wax. waaw c'est parce que am na ay réalisation yu mu def ci dëkk bi. lu na fàng kenn du ko jeex. waaw jàmbaaram man mën naa wax am na lu ma wax parce que nit aussi doo nekk nihiliste da ngay wax li nga xam ne mooy dëgg ak li nga xam ne mooy la réalité mooy jàmbaaram teem mooy li nga xam ne ni moom lañ ñàkkoon ci suñu maire yi nga xam ne moo fi nekkoon. mel ni maire bu mel ni feu Jacques Bodin yàlla na ko yàlla yërëm. mu mel ni maire bu mel ni Aminata Tall. nga xam ni jafe-jafe pour gis leen ak ndomba tànk yi ñu yoroon. dafa tax ba
bi maire bi ñëwee nag saafara yooyu réglé na ko maanaam accessible na ci population bi parce que loolu mooy dëgg. Malick ku jege askan wi la ku gis askan wi la kuy taxaw ci ndaje yi nga xam ne ni moom la askan wi di def. est-ce que loolu nekkul tamit li ko yokk doole parce que du ma wax bawol sax mais sénégalais dafa bëgg ku ko yëg ku ko jege. voilà donc loolu mooy témoignage bi nga xamee ni jàmbaar la ci loolu. mais dama ni loolu doyul ci yor ab dëkk. loolu aussi du kese mooy yor ab dëkk parce que un maire par essence il doit être accessible par essence il doit être un maire boo xamee ni dafa war a accessible d'ailleurs Sénégal la ñuy tegee kula mais ñi am habitude maanaam voyager dem ci dëkk yu mel ni par exemple les villes de France nga xam ni seen communes yi dafa développé le maire est très accessible nekkul nit koo xam ne dafa jafe ku nekk ci biir askanam la donc loolu mën nañ ko seedeel ne lu nekk ci moom la mais bu weesoo loolu mënuñoo wax ni développé na njaareem mënuñoo wax ni mooy meilleur maire bi nga xam ne moom la njaareem am non je suis désolé loolu ñi koy wax parce que dañoo xamul wala jimuñoo gëstu parce que njaareem aussi dañuy jàpp ci benn wax wala ñu wax leen benn wax ñu jàpp ci loolu aussi li ko waral Malick a tellement compris cela moom xam na ni li koy tax nit ñi bëgg ko li tey tax nit ñi jàpp ko mooy accessibilité boobu noonu jege nit ñi wan leen ni dama bëgg njaareem maa ngi seeni xew-xew c'est bien mais c'est pas ça qui fait une ville suñu dëkk bi gis nañ ni dafa nekk en retard ñu nangu ko ak ñu bañ ko moo ci nekk. mais tamit il faut nga nangu ne depuis mu ñëw ak léegi am na ay réalisation ya nga xamante ne bi yu concret yu ñu mën a teg loxo la. waaw réalisation xam nga nit buñ koy juger dañ koy juger ci liñ ko dénk lan la ci def ak lan la ci deful loolu aussi sénégalais yi ak Jurbel waaye war nañoo mën a xam d'abord moom liñ ko dénk lan la ci def ak lan la ci deful et bu ñu jëlee moom liñ ko dénk man ci li ma xam te nekk ci biir conseil municipal bi mënut a teg loxo ci waa Njaareem ne lii laa fi def maintenant am na loo xam ne ni il faut ñu leeral ko lenn aussi dinañ ko nangul ci ayam la amee mais tënkuwul ni bu fa keneen nekkoon ku dul moom dafay am. mais bëri na maire yu fi nekk tamit te loolu mosu fi am Diomaye. waaw xam nga loolu lu ko waral lan la Babacar. mooy état boo gis dafa am politique am. boo xamee ni noonu lay doxalee. le président Ablaye Wade bi mu ñëwee pour mu suqali gox-goxaan yi dafa teg lu ñuy wax cadre indépendance. commencé ko par Thiès mu am programme d'indépendance par Thiès donc looloo tax xëy na Thiès développé ba am yenn infrastructure yi nga xam ni moom la waroon a am ñu jóge fa tànnoon nañ Diourbel yàlla dogal peut-être ay xeexu politique tax loolu Diourbel liñ fi waroon a def xëy na ñu dévier ko def nañ ko Fatick donc boo gisee développement bi Fatick am loolu lu ko waral la donc loolu moo nekkoon politique gu le président Abdoulaye Wade alors le président Macky Sall bi mu arrivé au pouvoir dafa jàpp ni d'abord dafa war créer li ñuy wax acte 3 de la décentralisation mooy la territorialisation des politiques publiques la territorialisation des politiques publiques mooy lan mooy ñu fexe ba li nga xam ne moom la état bi waroon a def ñu gën koo wàcce mu gën a dem ci suuf ci gox-goxaan yi loolu moo waral mu créer ñetti programme bi mu njëkk a créer bi mu nekkee président en 2013-2014 mu créé lu ñuy wax PIDC le programme d'urgence de développement communautaire jagleel ko waa àll bi ci wàllu piste rurale ci wàllu ay forage ak yeneen infrastructure yoo xam dañ koy def bi loolu amee collectivités locales yi jàpp ni loolu ñuy def ci àll bi kat yayoo na pour ñu def ko ci biir dëkk yi donc en 2015 le président de la République créé lu ñuy wax Promoville et je voudrais demander à tous les Diourbellois ñu dem ci net bi tapé Promoville lancement ça a été lancé en 2015 à Rufisque Tëngéej lañ ko lancé ku dem ci net bi boo ko tapé di nga ko gis 2015 fekkul Malick Fall di ànd ak Macky Sall et ma rappelé ni PIDC dafa am ay dëkk yu ñu tànnoon mais Promoville dafa tànnoon 5 régions yoo xamee ni ne foofu la ñuy def programme bi et 5 régions bi ñuy démarrer danañ jël chef lieu de région yi ci 5 régions yooyu Diourbel daf cee bokkoon ñu ne kon chef lieu de région donc Diourbel et commune chef lieu de région loolu moo ci boole Diourbel boobu Malick Fall xamul Macky Sall gisul Macky Sall
nekkul député bay mën a wax ni man maa wax Macky Sall mu def nangam kon nañuy wax réalité nit ñi li xew loolu mooy d'abord première chose bi ñu njëkk a bëgg a leeral donc Promoville c'est un programme de l'État du Sénégal qui a été programmé ñu programmé ko booba ma fàttaliwaat ko Malick Fall xamul Macky Sall demul ci Macky Sall jegewul Macky Sall parce que c'est en 2015 Malick Fall est parti voir le président de la République en 2016 février 2016 la dem seeti Macky Sall parce que boobu Macky Sall politiquement soxla woon na Diourbel lu tax mu soxla woon Diourbel parce que dañoo jóge élection locale ñu gagné ko ci lu presque lu ëpp ci région de Diourbel dañ koo gagné woon Bambey gagné ko Diourbel gagné ko Mbacké te moom Touba moom mi ngi doon préparé pour bëgg a def référendum donc politique la gis na ni peut-être maire bi moo fi nekkoon moo gagné il a cherché à négocier avec lui Malick bi muy dem projet yam yóbbu fi la ko fekk créé wu ko de loolu il faut aussi ñu leeral ko parce que man ci conseil municipal u 2009 2014 laa bokkoon conseil municipal 2009 2014 la commune de Diourbel amoon na une convention avec l'AGETIP AGETIP boobu nga xam ni moom la amoon programme boobu tey Malick jël yóbbaale ko loolu tracé woon nañ ko moo tax tali yi da ngay gis sax ñuy kaas naan pourquoi tali bi jaarul tali bi jógee par exemple ci tali Kër Baalaay bi dem école Kër Yelli gis nga ni mel gis nga tali bi nga xam ne ni moo jógee Sumpuga dem Kër Cheikh gis nga ni mel parce que programme boobu dañ koo tracé woon ba pare li may wax agent voyer bi nekk. léegi da nga bëgg a wax ne tali prévoir woon nañ ko avant Malick Fall di nekk maire. programmé woon nañ ko et loolu je me rappelle que ni AGETIP moo signé woon convention ak la commune bi ñu demee ba nga xam ni 57 millions yi nga xamee ni commune Diourbel jël na waroon na koo jox AGETIP pour que ñu démarrer programme yi commune Diourbel moo respecté wutoon loolu AGETIP daal di dagg programme yi donc projet yi nekk fa donc moom bi ko président Macky Sall wooyee muy dem ci la génne projet yooyu yóbbaale ko mais bi mu koy yóbbaale fekk na ni Promoville créé na am na lu mu prévoir pour Diourbel pour des routes donc loolu lu leer la maintenant effectivement dañ cee dugal seen politique ñoom ñaar moom entre Macky Sall moom dugal na ci politique pour bëgg a gëmloo waa Njaareem ne man maa tax Macky Sall def lii alors que tel n'est pas le cas Macky Sall aussi joué na rôle boo xam na ni lii dañ koy def Njaareem mu ne naa ci profité kon wax ne ko noo prévoir nañ nangam boo rappelé woo référendum 2012 2016 Malick Fall est revenu avec ay photos def ci piscine olympique def ci stade def ci hôtel def yeneen infrastructure aujourd'hui on sait Diourbel waaye gis nañ ni stade amul gis nañ ni piscine aussi amul li fi amoon mooy manège bi gis ngeen manège bi ni mel lee moom romb ku ko romb xam na ni lee moom ku naan manège la day wax lu la neex. hôtel bi mi ngi en cours hôtel bi mi ngi en cours mais pareegul donc ça veut dire que donc li nga xamee ni moom la état prévoiroon pour def ko Diourbel mooy Promoville moom lañ fi réaliser. beneen aspect boo xam ne ñi ñaa ngi koy wax naan non Diourbel loolu c'est les lampadaires yi c'est un programme de l'État du Sénégal bu mu signé avec une société française bu ñuy wax Frontos avec un montant de 50 milliards ñu waroon ko installer ci communes yu bari d'ailleurs avant ñuy commencer di installer commune Diourbel installé woon nañ yeneen commune kon loolu dama jàpp ni État du Sénégal la mooy dérouler ay programme am Malick benn sens la am rek mooy ci ayam lañ ko defee bu doon beneen maire moo fi nekk tamit dañ naan ci ayam lañ ko defee. waaw mais Diomaye yeneen maire yi yàgg nañ fee jaar te réalisation yu mel nii amul man dama bëgg nga nangu ne lëg loo ko bañ nangul ko gàtt geenam ak mën a dawam ak gudd noppam ku nekk gis na li nga xamante ne bi yaa wax nga ko gis nañ lamp yi gis nañ li nga xamante ne bii moom mooy hôtel bi mi ngi en cours bien vrai que stade municipal bi ñëwagul mais tamit gis nañ li nga xamante ne bii moom mooy tataay dama waxtaan ak benn paa mu ne ma depuis Louis de Grand li am Diourbel mosu fi am mais yooyu loolu tamit yéen en tant que politicien il faut nga nangul ko Malick. non c'est-à-dire que xam nga bañaluma ko mais man je suis un intellectuel quand même man ka nekk ca àll ba wala ka xamul am réew ak état ni muy doxee damay wax li nga xam ne mooy dëgg da nga xam ni li nga xam ne mooy réalité nangul naa ko ne ci ayam la amee mais du loo xamee ni moom moo ko dem lijjanti indil ko waa Njaareem loolu mooy la vérité. mais bi mu toogee ak Macky Sall dégg nga lim ko wax tamit. non je dis Mbaye Babacar wax naa ko sànq nee naa état dafa yor ay programme am di ko dérouler rappelé naa la sànq Ablaye Wade ni mu doon intervenir ci dëkk yi rappelé naa la aussi Macky Sall li nga xamee ni mooy ay programme am ci dëkk yi donc loolu
ay loo xam ni dañ koy def au niveau macro la c'est pas que xam nga tey lan laa doon nangul Malick Fall ñu ne dem na lijjanti projet boo xam ne njaareem rek moo ko am ñu def ko njaareem mais loo xam ni programme état da ko def de manière globale sur un programme nga ñëw ñu dra nga ñëw defal ko sa bopp loolu laa bëggoon d'abord leeral même tata yi ñuy wax c'est un programme d'AFTU programme AFTU la waroon na fi am depuis très longtemps mais effectivement les routes n'étaient pas bien améliorées pour que ñu indi ko fi après ci la indi parce que tata yi seeni borom ñi ngi fi Malick Fall indiw ko fi te seeni borom xaalis la dañ koy fay ñi ngi koy fay looloo tax sax lan moo tax tata yi nanguñu koo yokk mënuñu koo yokk parce que da ngay taxaw ci arrêt di xaar tata mën nga faa def 30 minutes doo gis tata parce que dañoo bëgg d'abord ñi nga xam ne ñoo jël seen xaalis dugal ko ci ñu fexe ba ñu fay ba nga xamee ni dootuñu am benn problème ñu door a yokk tata yi donc loolu mooy la vérité bërki démb sax gis nga ci mairie bi ñu def fa ay yeneen ay genre ay minibus gis naa ko sax mu ci def politique pour toujours noonu mu nga xam ne ni ci lay wëlgati ko di ndax njaareem ñu naan jàmbaar la noonu alors que oto yooyu xamul fu mu jógee moom xam nga lu ko fu indi lu indi oto yi ca mairie ba en tant que maire xamul fu oto yi jógee xamul fu oto yi jógee loolu regroupement des chauffeurs Serigne Sall mi ngi may diglu su amee lu kenn li may wax du dëgg moom mën na koo démentir regroupement des maanaam état du Sénégal ci dans le cadre de CETUD ñoom ñoo bëgg a def renouvellement parc bi maanaam fexe ñu éliminer les 7 places moo tax ñu indi minibus yi loolu c'est un programme de l'État moom xamu ci dara ñu indi fi ay minibus yoo xam ne minibus yi dañoo war a dem ñu war leen a defal immatriculation mu am ay kayit yu manqué ñu ne kon nañu xaar bi ñu xaaree c'est le préfet du département de Diourbel moo ni pour plus de sécurité nañ jël oto yi dugal ko biir mairie gaare ko fa loolu mooy la vérité biñ ko dugalee biir mairie far ñu fekk ko fa il en a profité maire la ñëw wàcc dugg gis oto yi laaj benn caabi ñu jox ko benn caabi mu ubbi dugg taal commencé wax après jël image yi ñu tas ko ci Facebook gi naan defu ci dara loolu mooy waxi dëgg man du ma wax loo xamee ni du wax bu doon loo xamee ni gëwuma ko du ma ko wax tam li muy wax nit ñi mën nañ koo vérifier auprès de Serigne Sall mi nga xam ne mooy regroupement des chauffeurs donc oto ya ay chauffeur ko moom ñu war koo dugal ci gare routière bi donc il n'a rien à voir là-dessus il faudrait que aussi Diourbel waay yeewu ci ñu bàyyi politique bi ñu leen di nax donc je disais que ni dama doon leeral ne li fi état loo xam ne jëmmi état la ak moom lu mu fi def Mbaye Babacar 2014 ak léegi xam nga ñaata moo dugg xaalis loo xam ne xaalisu waa njaareem la bu dugg ci njaareem xam nga ko ñaata moo dugg jege na 4 milliards 4 milliards dëkk boo ko def population bi dugal na 4 milliards ci mairie 4 milliards ci mairie njaareem est-ce que xam nga ni 4 milliards yooyu yow mën nga 4 milliards dëkk bu mu dugg du am changement waaw war na feeñ non très sérieusement que nañu bàyyi nañu jiima dem ci information yu baax yi xam waa ji moom bi ñu ko falee maire Diourbel compétence yi ñu ko jox muy éducation di santé lan la ci def en terme surtout nag bu ñuy wax gis nga maire xam nga maire yi fan lañ mënantee fan la ñuy juger maire boo xam ni liggéey na dañ xam ni liggéey na mooy budget boppam bi nga xam ne ni moom la askan wi di fay juuti ca marché ba place yi 7 places yi voyager xaalis boobu bu ñu ko dajalee maire bi mën koo jël tabax ci ay poste de santé tabax ci ay salle de classe tabax ci ay murs de clôture wala def ci un aménagement boo xamee ni ci dëkk bi da ngay gis ni dëkk bi am na changement mais loolu dugg ci xaalisu Diourbel amul lenn luñ ci mën a yëkkati lépp luñ fiy joxe muy tabaski muy même fourniture yi ñuy joxe yooyu yépp amul lenn loo xamee ni ci xaalisu commune Diourbel la c'est vrai que c'est des fonds de dotation fonds yoo xam ne ca état ba lay jóge di wàcc mais fonds wu njaareem bi nga xam ne moom la ñuy dajale est-ce que Diourbel waaye xam nañ fan lañ ko dugal est-ce que xam nañ fan lañ ko dugal ñun at mu jot ci mairie njaareem ñi ngi am 600 millions lañ daan am. mais yow tamit en tant que conseiller municipal nekk ci biir mairie bi xam loolu ba noppi est-ce que yéen amu leen ci ay part de responsabilité yéen tamit. non mënuma ci en tout cas man personnellement en tant que conseiller municipal damay dégg ñu naan conseiller municipal yi mën nañoo rendre compte mais man sama naataangoo conseillers municipaux yi ñu ngi may déglu moom en tant que maire mën na maa déglu xam na ni man autorité administrative bi mi ngi may déglu man sama rôle conseiller joué naa ko ba mu mat Mbaye Babacar su ma nee la man musuma wote budget Diourbel doo ko gëm
dégg na renvoyé nañ ay conseils yu ñu waroon a def foofu ba tàyyi ndax ay défaut yoo génnee ci biir kayit yi. voilà parce que man sama rôle conseiller maa ngi ko doon joué yamuma ci rôle conseiller rek mais daanaa ko bind daanaa gis ay ñagas-ñagas wala ay bon yoo xam ne sax day nekk ma bind ko mais lettre yooyu kenn musu koo lire kenn musu cee tontu kon man en tant que conseiller li ma war a joué ci rôle joué naa ko mais bu fekkee da nga am sa majorité soo waxee li bon wax li baax yépp ba pare mu dajale ay nitam ak ay faamam ak ay ne kiy wote ñëpp yëkkat seen loxo dañ lay minoriser moo tax ma jàpp ni man loolu la waa Diourbel waaye gën a xam loolu lañ waroon a xam tey exemple bi mu wax pour wane la maire bi liggéeyul benn directeur buy def politique maa ngi ko tudde sax directeur de l'aménagement laa ko tudde il paraît que c'est un directeur de l'emploi mais il s'est autoproclamé directeur de l'aménagement day politique. waaw mais ki ngay wax ne ko dut baaram mu leer. non su ma nee. ñëpp xam nañ ki nga bëgg a wax. su ma nee directeur de l'emploi à Diourbel ñun xam nañ ko directeur de l'emploi. mooy kan Pape Mamadou Fall. mooy koo xamee ni day war a créer ay emploi d'abord il s'est autoproclamé directeur de l'aménagement urbain. Il n'est plus un directeur de l'emploi mais c'est un directeur de l'aménagement urbain fu ma ko teg pour wane ni mairie bi Njaareem liggéeyul rek laa lay wax de moo tax ma dugal ci loolu parenthèse la parce que loolu du sama actualité am na benn place bu nekk fii en face ci mairie bi moom day politique daa am candidat bu muy soutenir moo tax mu bëgg a wan ni day liggéey dem na foofu aménager ko gis nga ko nam mel loolu benn nit a ko def te loolu mairie la war defu ko kon maire liggéeyul dëkk bi dañ ko war a aménager dëkk bi Njaareem fu waay neex taxaw camions yi fu leen neex taxaw sareet yi fu leen neex taxaw alors que dëkk dafay toll foo xam ni da nga koy aménager ba lu ci nekk fa mu war foo nekk ne mais aménager wu ko ba benn waay boo xam ne moom daa am ab candidat bu muy soutenir di ji ma wan waa Njaareem yee damay liggéey dama jàpp ni loolu sax du liggéeyam c'est pas sa vocation. loolu du rôle am donc moo ko def loolu wane na rek ne li loolu maanaam Njaareem maire bi liggéeyul. Njaareem maire bi liggéeyul loolu la ki nga xamante ne bii moom mooy Diomaye wax moom dafa bëgg a nekk li nga xamante ne bii moom mooy maire bu Diourbel nee nga Njaareem maire bi liggéeyul yow nga bëgg a nekk maire lan mooy sa programme bi nga xamante ne bii tey mën nga ko teg ci loxo askan bi ne leen su ma nekkoon maire lii ak lii dinaa ko fi dindi lii ak lii dinaa ko fi def lii ak lii dinaa ko fi yokk la nga xamante ne bii askan bi mën nañ koo dégg. waaw merci beaucoup Babacar su ma nee maire bi liggéeyul effectivement. Je n'ai rien contre Malick hein, vraiment je le respecte mais waxuma nit ki moi je parle de l'institution parce que parfois booy wax yenn affaire nit ñi dañuy jàpp ni da nga koo bañ dafa soxot dafa di nangam sangam Diourbel am nañ tendance boobu mais je parle pas de Malick Malick en tant que nit ku baax la vraiment ku social la. am nañ relation yu baax mais dëgg aussi bu jotee nañ koy wax man damay wax institution bi Malick n'a rien foutu dans cette ville c'est ça la vérité te bu ma koy wax waxuma ko parce que mën naa koo démontrer tey na xëy na émission bi su seen Diourbel waaye bëggoon beneen kàddu damay génn ay documents yoo xamee ni géej man du man maa ko defar de ñoom ñoo ko defar pour ma wan leen ni leen effectivement liggéey et exemple bi mu ci doxee mooy waxoon naa ko sànq dama ciy terminé wul Diourbel par exemple ci ay recettes am 600 millions lay am. par an léegi 600 millions yow boo jëlee 600 millions yi nga jël ci 420 millions di ci fay ay salaire ñaataa ciy des Mbaye Babacar mooy des 100 nangam millions carburant bi ñëwagul te 400 nangam maanaam 420 millions yooyu ngay ay nit yu ñu ci bari am na ay nit yuy taxawaalu am na ay nit yu toog sax ci marché yor seen place di jaay léegi ñu ni ma kooku day liggéey dafa bëgg dëkk bi je suis désolé yow ñu jox la xaalis dëkk bi nga war koo ñoŋal war a soppi dëkk bi nga jël nit ñi di ko fay say militants yu toog ci benn place. te xëyuñu ca mairie ba. ñu ne kooku day liggéey gawma loolu su waa Njaareem gëmoo loolu man gawma loolu mooy d'abord la vérité maintenant pour ñëw ci maintenant sama programme wax naa la ko nee naa la 600 millions bu baree bari benn année lañ fi def recouvrement dem ba ay 900 millions te 900 millions yooyu li ko waral mooy dañoo def lotissement nit ñi fay ay frais de bornage donc xaalis bi day bari xam nga nit moom boo ko joxee kër ne ko fayal day bëgg gaaw far pour donc beneen aspect boo xam ni bu moo am aussi le code général des impôts dañ ko modifier en 2018 créer benn taxe bu ñuy wax benn impôt bu ñuy wax la contribution économique locale ñu ko wax CEL donc CELVL maanaam CEL contribution économique locale valeur locative donc loolu aussi ñu am xaalis bu bari boo xam ne ni état jox nañu ko donc loolu moo tax mu ñoom
ma wax ni kon 600 millions yooyu ñuy am bu mairie bi liggéeyee war naa mën a dem 1 milliard n'est-ce pas su demee 1 milliard li nga xam ne mooy fonctionnement wu mairie bi parce que problème mu Diourbel lan la problème mu commune Diourbel lan la parce que mairie ñaari. dinañ ci ñëw mais pour sa programme exact sa programme. maa ngi ci programme bi. parce que ñaari rubrique la donc je viens peut-être pour ma programme bi mooy. programme bi man j'ai une vision. vision bi maa ngi ko tënk ci ñetti axe. axe bi ci jiitu mooy ce qu'on appelle la gouvernance locale. gis nga mairie bi balaa nga fay liggéey bu baax il faut nga tëggaat mairie bi defaraat ko loolu mooy wax gouvernance maanaam mooy yorin bi doxalin bi. gestion bi il faut nga defaraat ko maanaam ba mu tegu ci loo xamee ni lu wóor la. doxalin boobu nag bokk na ci nga xoolaat ce qu'on appelle li ñuy wax les finances publiques moom laa la doon wax sànq moom moo jëm ci recettes yi. dafa am liggéey bu am solo boo xam ne il faut nga indi une stratégie de mobilisation des ressources parce que nee naa la bu Diourbel di am 600 millions ci recette. war naa dem ba 1 milliard donc loolu liggéey boo xam ne war nañ koo def la ci point boobu ma la wax muy axe boobu ma la wax pour nga def loolu aussi pour nga dem wuti 1 milliard dafa laaj nga am ay services techniques yuy fonctionner dans les règles de l'art service technique donc ça veut dire que di nga tëggaat service technique yi wut personnel de qualité boo xamee ni ñoom ñoo fay nekk pour liggéey boobu ñu mën koo def pour que 1 milliard yooyu nga bëgg a egg nga egg ca mais commission yi nga xamee ni moo nekk ci collectivité bi aussi mu mel ni lu mel ni commission des finances ñuy def seen liggéey ba niñ ko war a defee ñoŋal lu ñuy wax li jëm ci marché public yi loolu donc mooy axe bi nga xam ne mooy d'abord axe su gouvernance la ba pare diversifier les sources de financement xam nga maire yi bu yemee ci fayeeku juuti rek ak recettes yi muy def du mën a dem alors que am na yeneen source de financement parce que ñaari source en tout cas ñun suñu maire yi Njaareem bi ñaari source de financement lay dundee mooy recettes yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci marché yi ak gare routière yi ak ce qu'on appelle les transferts financiers mooy yi nga xam ne mooy jóge ci état bi di dugg ci maire bi lu mel ni fonds de concours lu mel ni fonds de dotation ak les programmes yi nga xam ne état bi da koy développer lu mel ni par exemple PACASEN mais boo jëlee ñaar yooyu am na yeneen ñaar yoo xam ne mi ngi fi te war nañ ko mën a exploiter mooy lu mel ni ce qu'on appelle le PPP le partenariat public privé développer des projets innovants yoo xam ne ni diñ ki mën a bokk bu ànd ak ay yeneen secteur privé yoo xam ne entre mairie bi lay doon ak secteur privé pour mu jural koom commune bi mais ba pare sax créer ay emploi dem na ci lu mel ni par exemple lu mel ni ci lu wàllu mbalit mi am nañ ci ñun projet boo xamee ni ñu ngi ciy liggéey ak ay jeunes yoo xam ne dañu bëgg tey bu ñu yàlla tegoon ci bopp mairie bi ñu am un partenariat public privé avec des jeunes yoo xam ne ay doomu Diourbel lañ ñoom ñoo concevoir projet bi mais ñu mën cee lëkkaloog moom mooy lan mooy bépp mbalit bu ñuy def ci Njaareem ñu fexe koo jël mais buñ ko jëlee duñ ko sànni dañ koy jël am fuñ ko def di ko maanaam d'abord mbalit dañ koy séddale. fii mbuuso fi war a dem fii carton fi war a dem bu mu paree nag loolu lépp dañ koy jël am na fi ay jeunes yoo xam ne ni mën nañoo jël mbalit moom mu transformer ko en des pavages maanaam def ko ay pavage yooyu dina permettre dëkk bi ñu pavé ko ba suuf si dootoo ko gis pour mu gën a mën a neex a nettoyer donc projet boobu benn projet la boo xam ne mën nañ ko expliquer tam bokk ci suñu projet mu nekk ci source de financement bu ñuy wax PPT partenariat public privé mais il faut développer également la coopération décentralisée suñ koy wax mooy entre les pays du nord et les pays du sud fexe lëkkale ak collectivité mais ngeen am ay projets yoo xamee ni dina vraiment askan wi dina am jeexital ci askan wi donc loolu mooy premier axe bi ñuy wax gouvernance locale deuxième axe bi bu ñu paree ci loolu ba ñoŋal dëkk bi ba am xaalis dañuy def li ñuy wax deuxième axe bi mooy suñu cadre de vie et aménagement urbain bu ma waxee cadre de vie et aménagement urbain mooy dëkk bi lu koy ñoŋal parce que dëkk bi war nañ ko changer et loolu ñaari projet yu mag lañ ci am bi ci jiitu mooy fii ñu wax naan moom lañ def manège bi te boo ko rombee temps yi mu nga gis noonu amul dara waaw mooy oasis bi projet biñ ci am mooy maanaam lëkkale loolu le directeur de l'aménagement urbain def ak foofu ak centre commercial bi nga xam ne moo nekk à côté ñu fexe mu nekk un grand esplanade boo xamee ni képp ku comme ni Thiès amee place de France xam nga wala ni Dakar amee également place de l'Obélisque Diourbel am une grande place boo xamee ni dina am yenn info boo soxlaa glace
di nga mën a ñëw doxantu toog ci benn place boo xamee ni vraiment cadre bi dafay attrayant nga mën faa donc lekk sa li ngay lekk wala naan si li ngay naan. centre commercial boobu aussi on a prévu de le modifier mu dugg ci cadre bi pour que vraiment cadre de vie bi gën a rafet ñu def ko benn centre commercial RL+3 gën koo valoriser. beneen projet bi mag bi nga xamee ni mooy aménagement bi ñu bëgg a def ci Diourbel mooy li tàmbalee syndicat ba sapeur pompier dañ koy aménager mu nekk allée boo xamee ni dina nekk ay espace yoo xamee ni nit ñi buñ jógee dañ am fuñ mën a épanouir dañ mën a am fuñ toogee waxtaan xam nga daal di féexal seen xol mën a dem donc loolu aussi mooy ñaari programme yi nga xam ne moo gën a mag ci ak deuxième axe bi nga xam ni mooy cadre de vie et aménagement urbain. oui effectivement Diourbel dafa màgg dafa yaatu donc li ñuy wax extension réseau rural réseau électrique am na ci zone yoo xam ne lu mel ni par exemple boo jëlee zone yu mel ni Daaru Salaam mi ngi nekk ci ginnaaw Kër Baay Si boo demee ci daralu nag yi ca boori université ba foofu ndox courant ba war na faa egg donc damaa joxe exemple mais am na yeneen quartier yoo xam ne dañoo màgg courant ba war na faa egg ndox ma war na faa egg donc yooyu également ay parce que mënuñu tënk programme bépp fii moo tax ñu lay jox ay esquisse rek ci axe boobu noonu. beneen axe bi nga xam ne mooy troisième axe bi mooy axe bi ñuy tuddee pratique les services sociaux de base te nit ñi di ko soxla